mbokk yi asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare dafa séene ñëwaat ak yéen ci benn chronique encore bu ñu fas yéene amalaat mu jëm toujours rek ci situation du Sénégal ak constat yoo xamante ni def nañ ko sur le Sénégal tant sur le plan interne et sur le plan extérieur. Cette fois-ci nag dafa am ay relation yoo xamante ni gis nañ ko ci diggante Sénégal ak yenn pays étrangers ak fait yoo xamante ni également gis nañ ko muy am fii ci biir Sénégal ñu def ci benn analyse bi ñu ci def permettre ñu aussi ñu def chronique bi ngir yaatal échanger ak waa Sénégal ci constat yi nga xamante moom lañ def li ñu constaté dafa doon wàllum religion maanaam benn crise boo xam ne mi ngi ramper jëm ci ay confréries mu mel ni kon dañu seetlu ne dafa am jéeya yoo xam ne bu ñu deful ndànk dana am fii ci Sénégal mu nekk jéye joo xam ne lu naqaree saafara lay doon ba ca topp bu doonee jéye ju naqaree saafara même bu amee saafara wala ñu wut ci solution dana laisser ay caractères séquelles yoo xamante ni tarixa yi doole ju ñu am Sénégal ak cër bi ñu leen jox ak rôle bi ñuy jouer su boobaa ñoom dootuñu ko am chef religieux yi également xalif général ak pardon xalif généraux yi ñoom aussi seen voix kon dootu compter dootuñu ko am mu mel ni dañu seetlu ne Sénégal mu ngi jëm ci yoon woo xamante ni tarixa yi dinañ dem ba ci seen biir ñoom ñu am ay problème di centre déchiré wu te ñu gis ne tarixa yi instant bi ñoom ñooy les régulateurs sociaux confrérie bu nekk day jouer un rôle de régulateur yenn saa yi ngeen gis état dem ba toll foo xamante ni ci ay pourparlers dañuy toll ci situation d'impasse du ñu mën a am solution bi fa muy mujjee génn mooy dañuy dem ci chef religieux yi ci xalif généraux yi waxtaan ak ñoom ñu yëkkati seen kàddu bu ñu xasee yëkkati seen kàddu rek jeex na kenn dootul wax la xalif généraux yi rek wax loolu la ñu topp mu mel ni li ñu gis fan yi moo nar a jur loo xamante ni xalif généraux yooyu noonu cër bi leen yàlla jox ak rôle bi ñuy jouer fii ci Sénégal ci kanam tuuti dana manqué bu baax a baax parce que dafa am réew yoo xamante ni dañuy lëkkaloo ak ñoom mu mel ni tey boo jëlee exemple mel ni la France nga xam ne dafa lëkkaloo ak Sénégal ñu signé ay partenariat di signé ay convention di signé ay domaine de subvention ñuy jox ay ndimbal Sénégal mais nañu yeewu ci xam ne France ni mu soxlaa Sénégal soxlaawu ko noonu France benn ñaareel ba aussi nañu gis ne France yenn saay daan na dugal loxoom ci yenn pays te pays yi muy dugal loxoom bu ñu nekkee ci instabilité c'est pour son propre intérêt moo tax mu fay dugal loxoom bu fa amul intérêt du ca sori dañuy jël cas de la Côte d'Ivoire ak problème yi fi amoon temps Laurent Gbagbo récemment nañu jël cas du Mali ak problème djihadiste yi encore nañu jël Libye problème bi ñu amoon ak Kadhafi ak yeneen réew yoo xamante ne dañuy constater ne occidentaux yi à chaque fois bu ñuy imprégné woo ci situation pays ba instabilité pays ba c'est parce que am nañ intérêt ci ginnaaw
Sénégal toll foo xamante ni mën naa ne mbooleem pays occidental bu ko soxla woon tey nga ko gën a soxla ndax gis nañ ressource naturelle matière première yi nga xamante ni fees na dell ci Sénégal te mbooleem pays développé wala pays occidentaux yi soxla nañu ko li ma ci jublu mooy fanee ci ginnaaw toog nañ ba yàgg ñu ne dañuy bindaat histoire générale du Sénégal ñu bindaat ko bi ñu ko bindaatee am yu ñu ci wax mu indi coow lu rëy ci diggante ñaari tarixa mooy tarixa ñaseen ak tarixa tijaaniya bu Tiwaawoon mu am wax yu ñu ci wax par la voix de Iba Der Thiam ba mu créé woon ay différents ay malentendus am ñaari tarixa yu commencé nar a am problème ñu ne voilà dañu juumoon erreur la woon et cetera ñu ne dinañ ko rectifier waat déjà kon foofu administration créé na benn élément boo xamante ni benn facteur boo xamante ni facteur de discorde la entre les confréries entre les tarixa boobu jàll na te loolu tey am na fu mu doon àgg ñoom ñu ko bind dootul yem ci ñoom mais ñañ ko bindal ñooñu ñooy am problème ci seen biir ndaxte commencé woon na déjà ba ca topp ku ne xam na ne à l'étranger parfois day am ay lobby ay ONG ay structures yoo xamante ni dañuy financer les pays développés fexe ba ci pays développés yi ñu am fa ay objectifs à atteindre ci biir objectif à atteindre yooyu noonu dañuy fexe ba am ay points focaux ñoo xamante ni li ñu bëgg a xeex ci diine wala instabilité ba ñu bëgg a créer te réew moomu pour mën a am yoon bu ñu fa duggee wala objectif ba ñu bëgg a atteindre ci réew moomu noonu supposons le cas du Sénégal foofu lañu fay jaare points focaux yooyu noonu dañ leen di financer di leen jox xaalis di leen defal lu ne nga xam ne dañuy mën a massifier dañuy mën a yaatal wut mbooloo dañuy mën a dajale mbooloo dañuy mën a am mbooloo mën nañu dem ba ci seen stratégie ñu jël jigéen toujours pour xeex l'islam créer ay problème ci réew mi ak ci tarixa yi mën nañu dem ba jël jigéen dooleel ko jox ko alal mu woote nit ñi topp ci ginnaawam parce que nit ñi léegi teg nañ alal foo xamante ni teguñu fa dara teguñu fa seen diine mën nañoo ngem bu jigéen jox ko alal nit ñi topp ci ginnaawam muy woote diine comme ni nga xamante ni ñoom na sëriñ si di woote diine di jiite tarixa yi nga xam ne tey chef religieux bu taxaw wax ñoom également en tant que jigéen mën nañoo taxaw wax te li ñuy wax duñ ko teg ci diine duñu sukkandi ci diine duñ ko teg fenn ci seen bànneex rek lañ koy teg ak seen xel ak seen bëgg-bëgg ak objectif wala mission boo xamante ni war nañ ko accomplir muy mission bi nga xamante ni moom lañ leen dénk à travers relation yi ñu am ak lobby étranger yooyu noonu ba ca topp encore mën nañu seet koo xamante ni dafa am lu muy représenter ci diine nekk xaalim nekk xaafis nekk kàngfoore nekk boroom xam-xam ñu jaar ci moom récupérer ko am ak moom ay consensus à ce que message yi ñu bëgg mu jàllale leen ko message yooyu mu koy jàllale buñ ne njaaloo dafa araam mu taxaw ne njaaloo araamut buñ ne mooy yàlla baaxul mu taxaw ne mooy yàlla amut bu ñu ne yàlla bind na aljana bind na sawara ku def lii da nga dem aljana ku def nii da nga dem sawara mu ne yàlla amut sawara yàlla soxorut yàlla dafa baax bu fekkente ne dañu ne lii xaraam na mu ne araamut bu ñu ne lii dagan na il fait le contraire
man dañuy wut ba léegi genre yu mel noonu samp leen ngir nit ñi di leen topp gën a oyofal diine gën a ñàkkal fayda diine mais également toujours dinañ fexe ba problème di am ci confrérie yi gis ngeen récemment ginnaaw bu livre boobu jàllee yéen a ngi gis mën nañu toog ba yàgg am benn kilifa diine bu jóg wax ci beneen tarixa xam nga boo joree tarixa sa moroom yor tarixa ngeen nekk ay héritier kenn toog ba yàgg mu yëkkati benn discours jëmale ko ci moroomam loo xamante ni day wane day exprimer un sentiment de supériorité forcément day am vengeance te loolu constaté nañ ko récemment fii ci Sénégal que ne am na benn confrérie bu tenir ay propos confrérie Tijaniya jëmale ko à l'endroit de la confrérie mouride ba gis nañ ay mouride yoo xam ne ñu ngi commencer réagir di saaga kilifa googu noonu di ko xas di wax ju ñaaw kon déjà respect bi waroon am ci diggante ñaari confréries yi mu ngi manqué foofu sentiment de fraternité bi waroon am ci diggante ñaari confréries yi mi ngi disparaître kon nañu def attention bu baax te xam ne tarixa yi dañu am solo ci suñu Sénégal sunu maam yu baax yi dañu fi liggéey maam El Hadji Malick dafa liggéey Sénégal liggéeyal fi yàlla maam Ibrahima Niass liggéeyal Sénégal liggéeyal fi yàlla maam Serigne Touba liggéeyal Sénégal liggéeyal fi yàlla maam Boukounta Ndiassane maam Limamou Laye kon nag ñun Sénégal bu ñu ñàkk fayda ba ay occidentaux jóge seenum réew ñëw di ñu jaxase suñu biir te dañoo xam ne dañoo amoon seeni objectif ñoom seeni maam dañoo amoon seeni objectif moo nekkoon lan mooy nañu fexe ba diine du yaatu nañu fay l'islam fu ñu dégg kàng fóore fu ñu dégg nitu l'islam fu ñu dégg koo xamante ni mi ngi def acte yoo xamante ni day jëmmal l'islam ñu fexe ba éliminer ko Sénégal liñ fi éliminer ci islamiste kenn xamul ñaata la kenn lañ fi jël yóbbu ko exiler ko indiwaat ko heureusement éliminé wuñ ko rey ñu ko à l'étranger muy maam Serigne Touba El Hadji Oumar rey nañ ko Maba Diakhou boole nañ ko ak ñu ko rey Ahmadou Yàlla ci Afrique soowu jant boole nañ ko ak ñu ko rey ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon ñoom logique boobu seeni maam nekkoon ba léegi ñoom ci logique boobu lañ nekk mais pourquoi pas donc nous Sénégalais logique bi ñu suñuy maam nekkoon suñuy sëriñ nekkoon fa ñun aussi logique boobu duñ ci nekk yeewu ci ngir gën a jàpp diine te bañ a ànd ak ñoom di xeex diine boo jëlee cas El Hadji Oumar Tall mu nekkoon koo xam ne jihaad la doon def jihaadu l'islam tubaab yi jël ko jàpp ko sonal ko ba faat ko toog ba 21e siècle 2019 ñu ne am nañ ay convention yu ñuy def seen lobby yooyu noonu nga xam ne balaa ñu koo def rek du hasard am na lu ñu viser am nañu objectif bu ñu bëgg a atteindre ñu ne léegi dañuy delloo le sabre de El Hadji Oumar à sa famille maanaam ngànnaay bi nga xamante ni moom la El Hadji Oumar doon xeex ak ñoom te ñu boomoon ko nangu woon ngànnaay bi téye ko nee nañ léegi dañ koy delloowaat famille omarienne indi nañ ngànnaay boobu noonu premier ministre bu France ñëw na indi ngànnaay loolu noonu benn mu doon loo xamante ni nañ ci def point arme lañ indi arme pourquoi pas indi wuñu kaamil alxuraan bi nga xamante ni moom la El Hadji Oumar daan yore pourquoi pas indi wuñu sijaada jullikaay bi nga xamante ni moom la El Hadji Oumar daan julle pourquoi indi wuñu jàngale livre yi nga xamante ni moom la El Hadji Oumar daan bind di ko jàngale mais ñu indi une arme dañ ci analyser arme lan moo tax ñu indi arme remettre ko à une famille boo xamante ni c'est une confrérie benn loolu c'est un message ba ca topp ci temps coloniaux yi
nga xamante ni jamonoy royauté France bu ñu musaan ñëw di xeex ak benn roi mënuluñ ko dara wala ëpp ñu ko doole wala luñ bëgg amuñu ko dañuy fexe ba xool beneen roi ñu signé ak moom ay contrat supposons tey bu ñu bëggee attaquer Lat Dior il est résistant dañuy dem gis Albouri bu ñu demee gis buur Jolof am ak moom ay contrat négocier ak moom buur Jolof rallié wu ci seen camp léegi ñu ànd ak buur Jolof puisque moo xam ay secret Lat Dior ñu ñëw combattre Lat Dior ba gagné Lat Dior kon Kayoor ak Jolof dañuy daal di am ay contentieux parce que tubaab bi dugg na fa jaxase na leen bu ñu fexee ba destituer le Kayoor léegi Jolof bi nga xamante ni moo leen jàppale woon contre le Kayoor dañuy wëlbatikuwaat ñoom tubaab yi français yi attaqué waat le Jolof parce que booba day fekk Jolof ñëpp mere nañ ko le fait que mu ànd ak tubaab bi attaqué Kayoor attaqué Lat Dior stratégie yooyu lañ doon def au Sénégal di jaxase buur yi di jaxase askan wi di xeexale askan wi di rey askan wi léegi nag récemment gis ngeen avec la construction de la mosquée Massalikul Jinaan ñoom taxaw nañ def discours ne ça c'est trop c'est énorme c'est pas normal benn mosquée ñu ciy def ay milliards yu toll nii ñoom loolu la ñu wax tubaab yi nee nañ Sénégal li ñuy def teguñu ko fenn du yoon benn mosquée ñu fiy def milliards yu toll nii xam ngeen lu tax li dugg ci ay milliards ci Massalikul Jinaan xaalis la boo xamante ni tey mën na financer ay projets yu dul jeex te benn confrérie rek ñoo ko defagun benn confrérie ay murit rek ñoo ko def tijaan yi ñëwagun ñaseen yi ñëwagun laayeen yi ñëwagun waa Njaasaan ñëwagun et cetera léegi kon ñoom xam nañ ne am na benn parti ci Sénégal boo xam ne ñoom jël nañ conscience que ne war nañu mën a demal seen bopp ba ca topp lancé nañ une université de très grande envergure une université islamique bëgguñu université boobu encore émerger xam na ci tubaab ñoo xamante ni dañuy xeex l'islam bëgguñu université boobu émerger kon nu ñu mën a def ba xeex université boobu encore dinañ ko def te gis nañ ne murid yi am nañ les moyens pour tabax université boobu ñu bëgg kon ñoom aussi danañ fexe nu ñu commencé indi problème ci Sénégal ba ca topp xam nañ ne mouvance bi Sénégalais yi jël bu ñu ci continuer danañ dem ba ñoom subvention yi ñuy def ici au Sénégal ñoom dootuñu ko man parce que su boobaa les Sénégalais ils pourront faire l'autofinancement benn nit wax def leen nangam ñëpp def te président bu ko waxee du ko man du ko am loolu yombul te neexu leen te loolu bu continuer ñoom li ñuy def Sénégal nga xam ne ci état lañ ko mën a jaaree dootuñu ko mën a am kon dinañ fexe xeex loolu nañ ci bàyyi xel bu baax léegi nag gis nañ ne point bi gën a sensible ci Sénégal affaire religion la mais surtout affaire confrérie nañu bàyyi xel ne est-ce que kon du dafa am ñoo xam ne léegi dañoo jóg ngir jaxase confrérie ci Sénégal tey bu ñu àndee ak famille omarienne fan yee ci ginnaaw également lu xaw mel noonu dégg naa ñu wax ko ci foog naa Amari Ngoone Fall la koo xamante ni moom également am na ay restitution yu ñu ko defal nañu sóoraale ne wala nañu moytu ñun tarixa yi France di jaar ci sunu biir wala beneen structure di jaar ci sunu biir wala beneen lobbying di jaar ci sunu biir di jaar ci benn confrérie yi mu doon buntam boo xam ne ci lay mën a attaquer yeneen confrérie yi tey bu ñu ñëwee am relation dama leen jox exemple bu ñu ñëwee tey am relation ak famille omarienne demee ñëw am relation ak famille ñaseen ginnaaw suba ñu ñëw fexe ba ñaari famille yooyu porter atteinte tijane famille tijane bu maam El Hadj Malick wala famille Mouridiya bu maam Serigne Touba kon dina indi ay tiraillement loolu bu amee ñoom France wala ñoom occidentaux yi loolu bu amee ñoom ñii ngeen gis ñu commencé amal ay relation ñoom la ñuy soutenir mais bu ñu leen souteniree guerre civile am Sénégal
ba ñoom seen camp on le souhaite pas en victoire ñu déstabiliser une partie des confréries yi une partie ci tarixa sénégalais yi dinañ wëlbatikuwaat su boobaa attaqué waat ñoom ñii nga xamante ni ñoom lañ àndaloon tey te su boobaa ñoom duñu am ku leen jàppale parce que day fekk nit ñi mere leen day fekk yeneen pouvoir yi leen waroon a jàppale ils ont affaibli nërmal nañ leen amatuñ doole amatuñ force su ko defee ñoom dañuy weet ci seen combat ce qui fait que liñ bëgg lépp kon su boobaa ñoom danañ ko am moo taxoon nag ñu ci doon attirer attention Sénégalais yépp te booy seetlu encore day mel ni ñoom li ñu bëgg a def ñu ngi xool ndax sénégalais yi xam nañ ko wala xamuñu ko ndaxte moment bi nga xamante ne ñu ngi préparer seen actes yooyu ak ñi ngi def yooyu ça va de pair ak moment bi nga xamante ni ñu ngi animé ci benn émission télévision de la place émission boo xamante ni France lañ ciy waxtaane ak Sénégal ñu invité ci ñoo xam ne dañuy défendre France invité ci ñoo xamante ni dañuy combattre France pour xool ñii di combattre France est-ce que réellement décortiquer nañ le jeu de la France est-ce que actuellement ils sont en mesure de déjouer le jeu de la France malheureusement ñoom ils ont leurs objectifs ils ont des adversaires de la France mais c'est comme si que avec le débat animé par Guy Marius Sagna en face de Birima Ndiaye ils n'ont pas wala il n'a pas compris réellement le jeu dañu doon xool ba xam rek Guy Marius Sagna ak combat bi muy porté lépp contre la France et si Guy Marius Sagna et si ku mel ni ñoom Karim Xrum Xax ñu ngi koy ñaanal yàlla delloo ko ci sagoom ku mel ni tey Malal Tall ku mel ni tey Ousmane Sonko ku mel ni tey juge Ibrahima Dème ñoom un commissaire Cheikhna Keita ñooñu nga xamante ni ay combattants lañ combattants de la liberté pour la liberté est-ce que comprendre nañ ce qui s'est passé réellement ça test la woon ngeen gis un Birima Ndiaye un Sénégalais entre guillemets un soi-disant Sénégalais qui défend la France comme c'est pas possible de défendre France comme lu ñu mënta comprendre au moment où il devait mettre les points sur les i taper là où ça fait mal fi góom bi nekk ñu wax ko xasen ko faj ko penser ko mais au contraire dañuy gën a yokk xar mi karaw ku mel ni Birima Ndiaye c'est un homme très dangereux nañ ko moytu bu baax a baax kooku baaxul ci Sénégal day jaxasee xelu Sénégalais yi kooku kon nañu ko moytu bu baax a baax a baax a baax a baax loolu test la pour xam ba xam ñoom li ñu bëgg Sénégalais yi xam nañ ko wala xamaguñu ko ndaxte ñoom à chaque instant ñoom fi ñuy toll ci suñuy bët nañu xam ne ñoom weesu nañ ko balaa ñoo def benn acte danañ ko étudier des années et des années danañ envoyer des mercenaires danañ envoyer des missionnaires ñu ñëw sur le Sénégal ils vont faire ici des années étudier le Sénégal connaître les points sensibles yi nga xamante ni fi lañ war a mën a jaar pour def seen objectif ak yeneen points yi nga xamante ni yeneen voies yi nga xamante ni c'est des voies à éviter c'est des voies intouchables ak voies yi nga xamante ni c'est des voies à caresser ñooñu la ñu war a raay neexal leen waxtaan ak ñoom loolu ñoom noonu la ñuy def ba noppi bu ñu fexee nag ba problème boobu nag am Sénégal ñu kontaan ne voilà on va aider le Sénégal parce que le Sénégal est dans une situation désastreuse catastrophique envoyer seen armée indi seen administration ñu ne léegi dañuy jàppale Sénégal su boobaa ñoom ñooy installer seen administration yóbbuwaat ñu ci temps coloniaux yi ñoom ñooy wax ñooy buur di bumbi def nañ ko Libye def nañ ko Côte d'Ivoire def ko Mali def ko feneen def ko feneen def ko feneen Sénégal nag am na ay ressources pétrole a ngi fi gaz a ngi fi or a ngi fi phosphate mi ngi fi zircon mu ngi fi fer falamé mu ngi fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen te loolu lépp dafa doon loo xamante ni ñoom occidentaux yi amuñu ko te soxla nañ ko fii ci Sénégal te pour ñu jël ko duñ ci fatigué duñ ci sonn duñ ci fay xaalis duñ ci def dara dinañ fexe ba problème am fi ñu ñëw réew mi lëndëm ñu manque pétrole bi yóbbu gaz or bi yóbbu sulli zircon bi yóbbu naan phosphate bi jël lépp yóbbu liñ ci doon amako si néew dootuñu ko am kon loolu mooy li nga xamante ni bëggoon nañ attirer attention Sénégal yëpp
ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox ay bés yi di ñëw ci beneen chronique seen xarit seen mbokk seen serviteur Dieng Saala Fougrass moo fi jaaroon doon waxtaan ak yéen jërë ngeen jëf. noppi la ah ah